jaajëfatee sama gars yi Mr Shake la maa ngi nii Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo ci le cas topp cas Doudou Ka topp cas Doudou Ka Doudou Ka dafa génn amatul jom mu génn mu ne dafay baalu àq waaye yemul ci baalu àq mu ne dafay dal encore ci Ousmane Sonko. Oui, Doudou Ka, les amis, je pense qu'on ne le présente plus. C'est le bandit de grand chemin ou bien l'apprenti bandit de grand chemin qui voulait faire croire aux Sénégalais qu'il était un caïd, n'est-ce pas, un gros morceau de la politique casamançaise. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un acte lâche, un acte de traître, c'est-à-dire envoyer des jeunes essayer d'attaquer, agresser Ousmane Sonko. Doudou Ka la ñu wax gars yi Doudou Ka billahi wallahi taalahi man mii xaw ma woon kan mooy Doudou Ka benn Haalpulaar la boo xam ne président Macky Sall dans sa politique ethniciste ethnocentrique jël Haalpulaar yi fu ne mu sànni leen fa man temps yëpp dégg ngeen ma may dal ci loolu ministre yi mel ne Amadou Ba ministre yu mel ne Abdoulaye Daouda Diallo Matar Ba Malick Sall Aïssata Tall ñooñu ñëpp ay Haalpulaar lañu sans compter consul yi ak ambassades yi directeurs généraux yi DG ku mel ne Mame Boye Baye Diaw ñooñu yëpp maa ngi leen di wax di dal seen kaw fan yëpp mais Doudou Ka pour te dire musuma ko tudd parce que xaw ma ko woon c'est un li américain di wax un non entity entité zéro n'est-ce pas quelqu'un qui a brillé par son absence parce qu'on le connaît pas c'est apparemment un DG qui ne travaille pas Doudou Ka leen rek moo tax ñu xam ko Samba Boy yi mu jël ñu jàmmate ay nit ay xale Ousmane Sonko affaire yëf yu ñaaw loo xam ne mënoon na taal réew mi tey maa ngi dégg sax Cheikh Bara Ndiaye muy wax ne Doudou Ka moom dof la waxul ne dof la mais amul bopp ndax Macky Sall daf ko ndoroon saraxe xam nga Macky Sall nan la ko ndoroon saraxe mooy nañu dem ñu rey Sonko léegi bu ñu reyee Sonko après ñu ne Doudou Ka moo ko rey après ñu jàpp Doudou Ka daal di ko saraxe daal di ko tëj ci kaso bi Macky Sall loolu la ndoroon def mais Doudou Ka amul xel ndax loolu ba mu ko defee ñëpp xam nañ ne li mu wax moo yenuwul maanaa moom nee na Ousmane Sonko daf ko provoqué la preuve jël na ay notes gars yi comme d'habitude parce que dafa bind benn lettre ndeysaan Séné web ndax moom dafa mel ne li ko Sonko def génne xale yi Casamance ñëpp génn loolu moo ub bopp bi mënatul nelaw depuis boobu ba léegi ba mu gisee nitu Sonko ci Casamance caravane bu doy waar boo xam ne kenn mësu ko gis on dirait que ndeysaan le pauvre Doudou Ka il ne dort plus il a des cauchemars et tout simplement il est obsédé maintenant obnubilé par Sonko il est obsédé parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner Ziguinchor il ne va même pas être candidat Doudou Ka ñëpp xam nañ ne toroxal bi ko Sonko def toroxal Macky Sall du ko jël naan ko yow laay def pour nga nekk koo xam ne mooy jongante ak Ousmane Sonko mairie Casamance ndax loolu mu def dafa ñaaw ba pare li ci gën a doy waar mooy moom c'est naafeq la c'est un hypocrite de la pire espèce ce Doudou Ka il n'est pas honnête parce que si tu clames partout tu clames partout que Ousmane Sonko c'est ton parent yow nee nga ne Ousmane Sonko sa mbokk la waa léegi sa mbokk bu ñëwee sa koñ est-ce que da nga koy dàq gars yi xam nga wax loolu kenn xalaatu ko moom nee na Ousmane Sonko cousin am la il dit que Ousmane Sonko c'est son cousin mais Ousmane Sonko si Ousmane Sonko c'est ton cousin il a le droit de venir n'est-ce pas se réunir avec l'UNACOIS devant chez toi ou bien dans ton quartier à Boucotte mais yow nga ne Ousmane Sonko sa cousin la ba pare mu ñëw Boucotte nga woo ay xale ay Samba Boy ñu
dem songu ko parce que nee nga foofu Ousmane Sonko foofu yaa ko moom Ousmane Sonko nee na il n'a fait que de la provocation mais avant loolu bu leen fàtte ne Ousmane Sonko moo njëkk a génne benn conférence de presse maanaam dafa woo taskatu xibaar yi mu yàq leen li ne xeme yemale Doudou Ka place am ne ko man du ma sa morom du ma sa mapando je ne suis pas ton alter ego moi je vise la présidence n'est-ce pas toi tu ne seras jamais maire de Ziguinchor mu ne ko yow doo mës a nekk maire de Ziguinchor man du ma sa morom du ma sa mapando man sa ki la jox directeur man kooku mooy sama mapando muy Macky Sall te dama ko fiy jëlee 2024 Doudou Ka moo tax Sonko dafa ne woon tekkaaral mais Doudou Ka moo génne moo yee gaynde bi nekkoon ci Sonko Olof Ndiaye dafa ne gaynde kenn du ko ruux Ousmane Sonko fan yëpp dafa tekkaaral ba ñun sax ñu yaakaaroon ne dafa ragal ndax Sëñ Mountakha xëy na moo ko tënkoon waaye ba mu gisee ay xaleem seen deret tuuru ñii seen loxo damm ci la ne nag lii jot na ci la wax affaire Adji Sarr bi loolu lañ ci xaar atte leen ma wax na ko wax Macky Sall ne ko ay fan moo la fi dese ay fan il a fait un discours battant-guerre Ousmane Sonko un discours belliqueux un discours de guerrier wax leen nag Casamance moom moo ko moom Ziguinchor il connaît tous les coins et recoins de Ziguinchor foofu la yaroo foofu la doon bayee et cetera Doudou Ka nag tontu boobu ko métti ndax Macky Sall am na lu ko naqari ndax Ousmane Sonko fan yëpp dafa tekkaaral Ousmane Sonko wax ba tudd Guy Marius Sagna loolu tax si suba si ñu bàyyi Guy Marius Sagna est-ce que yéen a may dégg loolu nag moo naqari Macky Sall xam naa ba mu woo Doudou Ka ne ko sawaay yemal boo mu ne génn sax nga baalu nga def ko Doudou Ka nag defoon na conférence de presse waaye conférence de presse bi kenn xamul lu muy wax mu mel ne xale tubaab bi sax leerul xaw ma dafa dër xaw ma dërul mais un Français terre à terre un homme qui était meurtri nit koo xam ne kenn xamul nekk fa di wax naan am naa diplôme mathématique damaa jàng damaa def lii damaa def laa Ousmane Sonko sama mbokk la kenn xamul gars yi ngeen baal ma kenn xamul lan la doon wax yow bu fekkee ne da ngay tontu Ousmane Sonko def benn caravane historique il a sorti des milliers et des milliers de jeunes pendant 5 heures d'horloge une démonstration de force historique du leader de Pastef yow Doudou Ka boo waroon tontu doo xaar ba ci suba si nga woo benn ñaar ñetti taskati xibaar nekk fa di wax naan Sonko sama mbokk la Sénégal nañu am jàmm ni et cetera parce que boobu Ousmane Sonko wan na la ne du sa morom te fi nga ko doon tere jaar foofu la jaaraat waaw lu tax yow tamit ba nga yeewoo ci suba si defuloo sa caravane Doudou Ka déedéet defoo caravane da nga def benn conférence de presse boo xam ne kenn xamul lan la léegi xam nga ne loolu doyul moo tax nga bind lettre bii nee nga da ngay baalu nee na concitoyens sincères je vous présente mes sincères excuses parce que excuse booy baalu koy xam nga ne da ngaa def yow yaa tooñ booy baalu Sénégalais xam nga ne yaay tooñ mais moom nee na il ne faisait que répondre à une provocation préméditée et orchestrée par Ousmane Sonko moom nee na deful dara lu dul di jéem a tontu Ousmane Sonko moo ko cokkaas waaw ba pare nag nee na mi ngi massawu il a une compassion à l'endroit des blessés mi ngi massawu ñi nga xam ne dañoo gaañu nga xaar ba léegi ñi jamate paaka waaw te Doudou Ka amul xel ndax Cheikh Bara Ndiaye li mu la wax mooy am yow Macky Sall dafa la doon saraxee yow weddiwuloo ne sax am na xale yoo xam ne ba yëmbal lañ jóge mu bind ci lettre bi mu ne nit am na droit mu jóge yëmbal ñëw jàppale ko am na droit nga jóge yëmbal sax ñëw voté ci élection yi kon moom weddiwul ne dañoo def li ñuy wax transfert d'électeurs ay nit yoo xam ne Thiès lañ dëkk ñii yëmbal ñii fu ne mu indi leen ba Ziguinchor bind leen foofu ngir ñu woote ci élection yoo xam ne ñoom dëkkuñu Casamance gis nga kii dafa jëfru moom nag nee na la population est sortie spontanément nee na Ousmane Sonko ba mu ñëwee ci biir këram du moom moo leen yónni moom moo yónni nit ñi ñoo génnal seen bopp parce que foofu moom moo fay patron ba pare vraiment il vit dans un monde fait de désillusions de chimères parce que moom nee na Ousmane Sonko dafa def erreur bu mag mooy mu ñëw foo xam ne moom moo ko moom ci fiefam waaye il a reçu un revers qu'il ne va jamais oublier nee na Ousmane Sonko li mu def dootu ko def ndax moom mooy patron Ziguinchor nga ñëw ci goxam moo tax ñu def la li ñu lay def kon moom
weddiwul ne moom moo yónni xale yi parce que nee na sax ci téléphone bi la nekkoon di woote nee na bu dul woon moom Doudou Ka mooy wax de nee na bu dul woon moom Ousmane Sonko du am 3 wala 4 blessés rek ñu si gaañu dina gën a métti nee na moom moo jëloon téléphone am di wax xale yi yem leen dugg na comme moom weddiwul ne xam na li xewoon Ousmane Sonko sax dafa ne moom ci boppam gis nañ ko mu yor 4x4 am di wàtte ay xale foofu Doudou Ka mais moom nee na moom moo doon wax ak xale yi ci téléphone nee na moom moo woo gouverneur pour police bu dee da nga woo gouverneur pour police lu tax police yéex a ñëw lu tax police yéex a ñëw ah waaw vraiment léegi nee na Ousmane Sonko dafa gaare 6 voitures juróom benni 4x4 mais Doudou Ka noo def ba xam ne Ousmane Sonko dafa am juróom benni 4x4 noo def ba xam loolu yëpp kon ça veut dire que yéen a ngi doon suivre Ousmane Sonko xam ngeen ñaata nit la am moo tax ngeen yónnee seen i Samba Boy pour ñu song leen ngeen bett leen lan la waxati nee na Ousmane Sonko musul gagné élection waxoo dëgg ndax Casamance bële passé Ousmane Sonko moo ko gagné Bignona Ousmane Sonko moo ko gagné Casamance moo ko gagné Ousmane Sonko am na 15% ah nesaan ci élection présidentielle lan la waxati nee na moom nitu jàmm la lii nag mooy naafeq nitu jàmm laa ba pare di wax ne moom banquier la ah dafa am benn projet bu mag bu mu war a def lan la ko tuddee sax lan la ko tuddee construire la ville sénégalaise du futur maanaam tabax dëkk Sénégal bu pour suba. yow Doudou Ka yow Macky Sall defu leen fi gàtt lu tax nga ne da nga am projet pour tabax ay dëkk ba nga nekkee DG ba léegi yàgg Macky Sall yàgg na la jox ay nombal tànk lan ngeen fi def defoo fi dara ba pare nga ne léegi da nga am ay projet maa ngi dégg Cheikh Ba nekk Dubaï di wax naan pétrole bi 2024 ndeysaan dafa am benn projet boo xam ne hélicoptère dañuy jënd ay hélicoptères yi ñoom ñooy jël pétrole bi ñoom ñooy def lii ñoom ñooy def laa mais yéen kon pour yéen da ngeen fiy nekk ba 2024 pour yéen 2024 bu fi nekkee yéen a fiy nekkaat yéen a yor suñu pétrole vraiment waa APR dañ ñoo yàpp ñoom xamuñu ne jeexal nañu lii ñuy def lii yëpp nag dafay wane ne ñoom parewuñu pour joxe nguur gi Ousmane Sonko nag boo leen ko laalee Ousmane Sonko dee na mooy Macky Sall dee na ñun nag nekkatuñ fi di neexal di wax ne liggéeyu leen defu leen lii defu laa gis naa Pape Alé démba mu def benn émission di wane littoral bi maanaam suuf géej gi nga xam ne dañ ko sàcc tabax fa ay tabax yu ñaaw ñun Pape Alé loolu intéressé tuñu parce que loolu wan nga ñu ko ba pare waaw sama benn fan waa ji mu ngi may xool di ree rek parce que loolu wan nga ñu ko ba pare comprendre nga Sénégal yàqu na Sénégal ndóol na sàcc nañu xaalis bi Bougazelli sàcc na kenn du ko jàpp loolu dafa mel na nga ne géej gi am na ndox Macky Sall mooy président bi gën a yées bi gën a bon ci àdduna loolu dafa mel na nga ne géej gi am na ndox wala jant bi dina génn bis bu ne comprendre nga li ñuy war a wax mooy Macky Sall du fekkee 2022 bu continuer di jàpp Guy Marius Sagna bu continuer di jàpp ñoom kilifa bu continuer di jéem a fexal Sonko ngir Sonko rey ay xale ñu jiñ ko tëj ko affaire Adji Sarr bi bu yaakaar ne mën na ci tëj Sonko day nax boppam Pape Alé Niang ñun sonn nañu ci vidéo yoo xam ne dañ fiy nekk naan xool leen Macky Sall lu mu def fii xool leen Macky Sall lu mu def fii Xalaat TV li mu def noonu la nañu wax soulèvement populaire maanaam bu fekkee ne Macky Sall dafa jël ay blindé ay oto yu militaire fu ne mu def ko ci Dakar jël ay Samba Boy dugal leen ci police bi loolu mooy Macky Sall dafa woote pour xare ngir xare bu dee dañuy toog ku mel ni Doudou Ka di yónnee di jëlee ay nit ba ay yëmbal ñuy song Ousmane Sonko ñii dafa wane ne gàtt sa dañu pare pour xare léegi wax ji yëpp loolu la dañuy xare ak Macky Sall ba mu jóge fi parce que Macky Sall du nit koo xam ne dafay joxe nguur nekkul ci deretam dafa soxor dafa iñaan bëgg ko sax jox waa APR amul ko remplacer dégg ngeen Barka Ba lu mu wax Barka Ba pulaar la Haalpulaar la bu nekkoon TFM journaliste nee na Macky Sall warul def 3e mandat te Haalpulaar la comme moom warul def 3e mandat parce que na xool ci président Burkina Faso fi Blaise Compaoré nekkoon fi kii nekkoon Thomas Sankara wala nga xool Niger ñooñu seen parti daf fa jóge mu am ku mu jox Macky Sall tey waroon na jël Boun Abdallah wala Mimi Touré mu ne ko léegi yaa yor APR yaa may doon mais Macky Sall melul noonu dafa iñaan pour moom Sénégal moo fi toog ba ilaa yow mi diin wax ji nag loolu la gat sa wax ko ne Macky Sall billahi barki rasulaay comme jënd nga ay matériel pour rey ñu di nga ñu rey waaye di nga ñu abal Sénégal gars yi dinaa ci defaat live bu ci kanamee like leen partage leen heure Sénégal 5 heures
5 heures heure Sénégal dinaa ci def live wala 6 heures dinaa ci def live ñu gën ci wax mais wax ji daal loolu la pour wax rek ne saa waay cuuc day xam lekkam te yow Ousmane Sonko avertir na la muy comment il s'appelle Doudou Ka li ngay def xaru la bàyyil Sonko du sa morom voilà gars yi like leen partager leen abonné leen ba ci kanam merci.